su yàlla dogalee ñu am majorité te dinañ ko am loi bi ñu soppi woon ci député yi dinañ ko soppi ci mairie yi nga xam ne yow doo am ñaari nit nga dugg ci biir coalition liggéeyoo dara ñu lijjanti ba nga doon maire Macky Sall bëgg a déstabiliser cette dynamique muy woo ay maire ñii ay centre commercial maire bu vision mi yeggul ci centre commercial mais kooku nooy defaree dëkk stade ba doo ko defar doo taal lampe doo def dara ñu lay dig ay centre commercial ak ay nangam sax te moom ku ko xam ku ne xam ne vision bu gàtt bi Idrissa Seck wax ne jam ñaajo la yem jam ñaajo sa dafa sori de dafa fekkoon Ablaye Wade préparé woon jam ñaajo ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu dem mais moom il faut mu insister moo indi problème mu gazon yi tey fële na le stade ba day yàqu Ablaye Wade boo demee sax moo tax mu tuddee ko xam na ne stade du yàgg kon dañuy dem da koy saboter rek xam nga moom day passé tout son temps di saboter Ablaye Wade mais waa PDS ñoom ñoo ko may ñu jógee foofu ñëw ci forfaiture bii bu mujj la dàq ginaar waxaale sa soxla président Macky Sall nit ñi dañuy créer ay emploi muy créer ay chômeur jël ay doomi réew mi ku àndul ak moom mu ne la yow dootoo xëy président Sonko la ko njëkkee te boo demee sax xam naa moo siiw de parce que moom dafa am tur boo demee ñu bëree bëri liquidé nañ leen ci service yi ku àndul ak ñoom nekk ci administration dinañ politique par force boo gañewul delloo ma sama yëf inspecteur yëpp def na leen politicien kii di inspecteur mu ne ko doo ko fi defee Mame Boye Diao di inspecteur mu ne ko na neex Bengelloune di inspecteur mu ne ko politiqueal Habib Niamé chaque jour ñu bind ko ci journaux yi muy politique mu ne ko baax na mais bu dee keneen la mu ne ko doo ko fi defee capitaine Touré def enquête leer na ak leerul mu ne na fi jóge waa ji nekkoon fii nii Sen TV daan def revue de presse ba waa jooju Macky da ko doon saraxu 2007 Macky Sall di dugg biir Touba beneen borom musóor boo xam ne tey daa ànd ak moom ne ko doo fi jaar Aïda Mbodj mii ne ko doo àbb hélicoptère soo jaarul fii dugg biir Touba ma démissionné mu naan ko waxal ak Ahmed mais di nga booy boobu RFM nii kii mënul ñàkk fii ma démissionné mu may saraxu ma ne ko ba ma am beneen rajo diggante bi xëju fi bul démissionné nekk à l'intérieur du pays c'est ce Macky Sall la mooy ànd tey ak ay nit parce que bokkuma ak moom position wala gis-gis ne waa ji il faut l'éliminer fàtte na yàlla moo tax muy def yi muy def PDS 150 députés lañ ne la doo ko jiite yàlla ne la dinaa def nga jiite 17 millions de sénégalais nga ne ma du ma wax rek ci kanamu caméra yàlla ne kaay ma dénk la askan te sa rakk ci boppam la mbër mi di laal li teg ko ne coowal mars bi jëleewu ci benn leçon day sóob rek taxaw naa non j'ai entendu l'appel de la jeunesse entendrul dara nguuram gi ne ci mbedd mi ci kaw autoroute bi la ko jëmu ju tedd ji fekk jël ko indi ko récupérer ko indi waat ko teg ko ci 16e ne ko toogal mu toog mu joxaat ko sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér nguur gaa nga woon ca mbedd ma fii ay ragal newuñu fi ñuy woo nag képp koo xam ne da ngaa dëkk banlieue ñeen réunion nañ démb sax publier nañ banlieue laa wax képp ku fa dëkk rawatina géejawaay gi ma dëkk demain place de la nation incha allahu rabbi il faut montrer à Macky Sall que réew mi moomu ko te Macky Sall tam ñi ngi koy ñaan mu toog pacifique la parce que moom day dem il paraît que day demaat ci Macron toogal gars yi duñ riir ñëw soxlawuñ marché ci ay cadavre pour jël palais c'est un pouvoir finissant yow sa nguur moo jeex ñi ngi woo ñëpp Mali barki démb bi mu wootee ñëpp a ñëw le mandat de trop boobu moom du ma ci wax parce que comme que moom nee na nii wii nii non man moom dama laa non ñu lay laaj njiitum réew nga war di dëj sa wax kilifa waxam day dëju dëjoo ko sax sa wax ji di naaw ni xob kenn xamul fi mu nekk ni yow foo féete nga naan nii wii nii non dem fële encore naan doyalaguma fii ku faatu même boo amee téeméeri at bàyyi fi ma bët ku dee bàyyi fi ma bët laa la wax na gëm yàlla xam ne nguur goo gis day jeex man de fa ma doon liggéey
maag waa ji bokkuñu bokk gis-gis politique fuñ ma mës a laajee ne ma ndax yaa ngi ma ànd ma ne ànduma ak moom Yewwi laa ne point am mouvement bu ñu naan Géejawaay laa bokk point faruma ak moom falaay ne di wax di liggéey un contrat professionnel moo ñu lié bu weeru dee mu fay ma mu dox ma dox point loolu yàlla la ñuy woo sénégalais yépp nag ñiy tiitalaate noonu di wax naan ay xawma seen doom yi dee diine joo fi gis laa la wax pour mu am li mu am tey ba ñun ñu toog fii def suñu jàkka yi kilim ko ba mu sedd guy ay bakkana rot ca Uhud rot ca Badar rot te ñoo ñu gënoon a jege yàlla fop te danoo xare ba dee foofu la réew mi toll Macky Sall mi il faut que nit ñi jóg jàkkaarloog moom di kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee yaay gis nga ñooñu di wax naan kilifa diine yi nañu wax wax nañ parce que ñoom ay régulateurs sociaux lañ ba pare léeg-léeg sax dañ lay cax ku ñëw ñu ñaanal la mais xayaar ku dégg séeréer mais koo xam ne yow seer nga dañ lay cax bay bëgg a dee mais dara boo jugee dem delluwaat ca la nga nekkoon ñun daal ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw suba le 8 la marche est autorisée nañ ko par la loi ndeyu loi yi moo ne marche bi suba waaw mooy l'info du jour sax comme ça ma joxaale ko Sénégalais yëpp ñu xam ne marche bi autorisé nañ ko pour fu waay nekk nga dox ndànk ñëw place de la nation du am benn problème du am coow ñu ñëw taxaw fa woon Macky Sall ne ko majorité sénégalais yaa ngi nii yow nee nga yow yaay majorité yaa am doole yaay roi des arènes te yow yaay tànn bis bu nekk ñi nga war a bëreel mais kon an sa doole Ablaye Wade de ak lu ko waaye mën a wax bañ ca tolloo danaan jàkk jaa ngi ku mën a noddal Abdou Diouf kasaalika mais yow dépp ba nga toogee ba léegi nee nga yow élection yi ngay dem yëpp yow yaay taamu ñi nga war a demal ñeen ñi sa da ngay teg ak ñoom dil ay opposant ci biir opposition bi nit da ngay saf yàpp wala nga saf jën laa la wax ñin nag ànduñoo Macky Sall comme ni yenn journalistes yi jëlee position na ñoom ils soutiennent Macky man de mereew ma leen waaye ni leen ko Macky nangulee nag ba tax ñu yor seen télé ak seen rajo ak seen i quotidien di dóor waaye nañ ko nangul ñi nga xam ne taskatu xabaar lañ te ànduñoo ak Macky ñin ànduñoo ak Macky allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. coow bëgguñu ko parce que yàgg nañ ko wax leader yi yàgg nañ ko wax à chaque fois que coow am feneen la jóge mais jógewul si ñun mosu leen gis manifestation bu ñu autorisé mu am coow après au contraire c'est à chaque fois qu'on interdit des manifestations ce qui est illégal xam naa ni ñoom président Khalifa ak Déthié dañoo baax rek mais waruñu woon sax nangu ñu leen di déglu ci ay enquêtes parce que la constitution moom moo garantir la marche lenn rek lañ ñu laaj mooy ñu informer l'autorité cette question d'autorisation sax buñ ci jógee dañ ko war a xeex barke démb bu Sénégal yi nag nangoo réew mi mu am ñoo xam ni am nañu droit def lu leen neex mu am d'autres citoyens de seconde zone yoo xam ni ñoom li ñu droit yi ñu am sax dañ leen koy interdire bu ko sénégalais yi nangoo boobaa beneen mbir la mais ñi ko war a xeex dinañ ko xeex barke démb yéen ñëpp gis ngeen Ngor si Ngom borom néegu milliards yi rassembler ay jeunes ci réunion privée ba ñu paree ils ont fait une procession dans la ville de Dakar ñoom ñëpp nekk mbooloo génn ci Ndakaaru di marche est-ce que amoon nañu autorisation bi ñu koy def amuñu ko woon et tous les Sénégalais ont vu ça alors pourquoi maintenant ay citoyens sénégalais war a ñaxtu seeni naqar dans la paix et le calme ñu ne du fi am ñun au niveau du département de Dakar dinañu jël suñuy responsabilité ci côté boobu incha allahu rabbi ñu ngi ñaan ñu revenir à la raison ñu permettre à ce que cette marche-là se tienne de façon paisible may wax waa Ndakaaru yi ne waru leen des ginnaaw hier des gens ont quitté l'Italie la France l'Afrique jël avion uniquement pour ñëw participer ci marche bi nga xam ni manifestation bi nga xam ni moom la ñu war a def le 8 juin donc waa Ndakaaru waru leen des ginnaaw mbir mi nekkatul sax affaire u liste mbirum liste bi ñoom la tiital mais ñun tiitaluñu parce que ñoom mën nañu am seeni plan mën nañu teg lu ne mais yàlla noppi na mais nag
yàlla bay sa tool doo toog rek ne yàlla noppi na te doo xeex li nga war a xeex ba jot ko moo tax ñu ne Ndakaar waaye nañu génn incha allah suba le 8 des Parcelles Assainies à Grand Yoff de Colobane à Fann Point E de la Médina fépp fu waaye mën a jógee Ndakaaru kenn ku ci ne ce jour boo xëyee jëlal sa drapeau vert jaune rouge nga dëppoo ko boo ko mënul nga jël sa drapelet fu ngeen mënti nekk dox leen ko ba à la place de l'Obélisque bu kenn jël oto faites des processions un peu partout on demande à nos leaders aussi de nous aider koñ ya ñu dëkk bu ñu dem directement ci marché bi koñ ba ñu dëkk nañ fa jógee dox ànd ak les Dakarois jëm donc à la place de l'Obélisque may wax nag waa groupe Benno Bokk Yaakaar Ndakaaru seen image ngi nii Benno Bokk Yaakaar Ndakaaru ne ngeen yoo da ngeen di laajte këru nit ñi fu ñu dëkk Abass Fall El Malick Déthié président Sonko moom yéen ñëpp xam ngeen fu mu dëkk moom jarul sax ngeen koy président Khalifa xam ngeen fu mu dëkk fi ñu dëkk yomb na xam man maa ngi dëkk Ouest Ouvar fii derrière la station de Shell villa numéro 106 je vous attends les bras ouverts vous êtes devenus subitement courageux te am nañu information yi genn waa gi yëpp ñu ngi daw di làqatu ju la ngeen di làqatu ju marche pacifique jarul làqatu marche pacifique jarul ngeen di laajte kër jàmbur yi xam ngeen fi ñu dëkk comme nag da ngeen am lu fit ñu ngi leen di xaar du ñu tooñ kenn il n'en est pas question parce que musuñoo tooñ depuis qu'on a mis en place cette coalition il y a beaucoup de gens qui ne dorment plus mais musu leen dégg benn xeex bu jóge ci coalition Yewwi Askan Wi musul am manifestation bu amee les gens quittent paisiblement les lieux de la manifestation pour aller chez eux ñoom kay ñooy daje di dóorante di jamante ay paaka lu ne ñu di ko def parce que ils ont cette culture de la violence nous n'avons pas cette culture de la violence parce que ñu toog ci table bi ñëpp amul kenn ku ngeen mës a dégg mu jiite une manifestation violente te pourtant bu ñu neexee ñu def ko le peuple est avec nous mais quand même comme dañu aspirer gérer réew mi am na loo xam ni duñ ci dugg mais nag na kenn ku ci ne yam fi nga war a yam du ma guddal waa Ndakaaru suba bu soobee yàlla 200 000 personnes yu ñu soxlaw na jugee Ndakaaru le reste ça viendra des autres régions du pays ce jour-là c'est un jour boo xam ne war nañ fi jugee ñu restaurer définitivement la démocratie restaurer définitivement la république bi nga xam ne ñi fi nekk nga xam ne ndeysaan xam naa yàlla moo ngi leen nattoo rek waaye nag nattu bi dafa am fu muy yem te bëgg nañu le 8 incha allahu rabbi que Macky Sall ak i ñooñam xam ni ce pays là moomu ko nañ ko joxe woon incha allahu rabbi noonu la koy joxe maintenant à charge à lui de voir naka la koy joxe. bu fekkee nañ ko joxe woon noonu la ko nar a joxe alhamdulilah bu fekkee nag leneen la bëgg incha allah danañ ko ci fekk salaamaaleykum wa rahmatullah